teew bokk nga ci man Ahmed Aïdara ñaar ñi mënoon nañu maa poser question mais yow waruma ko poser parce que vous me connaissez président Macky Sall am na loo xam ni moom du ma ko baal man ay mbokkam duñ ma ko baal APR duñ ma ko baal mairie ba bañ tàmbalee ba léegi mënuñu liggéey maag rakam dafa am fu ñu jaar regretté wu ma ci dara te bu tey doon démb ma defaat loolu Alioune Sall du ma yem ak moom ci élection du yoon muy ñëw Guédiawaye di fa lëmbe ma xeex ak moom pendant 7 ans juróom-ñaari at man su ma Macky Sall doon jënd ca ba may xeex ak rakam yoruma lu suukar màdd mënuma yóbbu sama bopp fii ak lycée Limamoulaye fa la may jëndee question de dret nag yenn saa yi day posé wu loo xalaatal nit moo ne ci yow ma xeex ak ñoom pendant 7 ans yàlla dogal ci mbaaxam ak teraanga bi yàlla wàccee di bidiw mu yeewi ñu gañe Alioune Sall bi ñu ko gañee ba léegi préfet bi fa nekkoon xaw nañu rey te ñun amuñu fuñ ko boolee Macky Sall yemu ci Macky Sall Pamadar moo def lobby bañ jëlee ma fi ma doon liggéey jaare ko ci Sénéra Macky Sall lan lay naqarlu ci sama revue de presse te moo waraan tàgg bi fi Ablaye Wade nekkee moonte Babacar Diagne sama kaw suba ak ngoon guddeeg bëccëg ba ñu dàq ma xañ na ma liggéey comme li mu def Ousmane Sonko Macky yemu ca di ma yoot ba may liggéey mu jàpp lu ma tëj ma ci kaso bi Macky yemu ca ñu dem député fonds yi mu def Guédiawaye defu ko ci benn département man maay seul tête de liste yoo xam ni punkal ya ma fa dajaloon boo leen additionné ñin 15 lañ leen bindaloon mu ne rey leen ko yàlla dogal ma rey leen man nag dama gisul ban raison ak lan moom moo war a mën a tax man Macky Sall boobu ba léegi nekkuma dara du ma conseil municipal du ma dara mënuma jënd mënuma convaincre mënuma woo ma toog ba tey doon maire doon député may lagar-lagari war a jaay sama bopp di dem ci Macky Sall Macky Sall lenn la ñuy ñaan subhaanahu wa taala lenn kese yéen ni sax dafa xawul rafet parce que bu ma ne ñaanal ko yàlla mu dem avant 2024 day xaw ëpp mais 2024 mu takk ay bagaasam te dem Macky def na ma man personnellement ak samay mbokk loo xam ne suñ famille kenn mësu ko ci dund muy kaso. alors Mame Birame Wathie boo gisee ak propos yi nga Ahmed wax léegi la faute incombe à qui conférence de leader ñoo ko waroon informer wala da ngay dem ci logique nit ñu bari lu ñuy wax ne Ahmed dafa waroon sacrifier pour l'unité de la coalition après di nga tontu defal naa nga expliquer rek non benn affaire non defal naa rek benn affaire laa bëgg a préciser gis nga le délit d'ambition moom lañ war a jëlee fii ba may xëccoog Alioune Sall mais am na bëgguma tudd tur non attendez xam nga lan la wax. non attends non après di nga tontu non attendez non yow sànq ba léegi la xaritam bi wax non sànq ba léegi non damay wax de. non mais déglu ma xaritam bi mu ne Ahmed may ma c'est Ahmed Aïdara la mais Ahmed nan la mën a prétendre naan day remplacer Alioune Sall loolu mooy délit d'ambition nous on était 3 dans l'intercoalition mais pourquoi Lamine Thiam bi nga xam ni 27 députés la yóbbaale ci 80 Ahmed loolu sa droit war a nekk candidat waa Ahmed léegi man am naa war a nekk candidat mais Ahmed yow waroo doon candidat wàcceel sa waaw oui ma Ahmed man may président plat de bàyyi ma poser ko Mame Birame après yow di nga am droit on est là jusqu'à 20h alors Mame Birame waaw moom day développé ne lu bëri mais man moom convaincre ma quoi man dama jàpp ne Ahmed dafa am nu mu tuddati benn profondeur politique bu ko dese boo ko déggee muy wax nga xam ne kii yàggul dugg ci politique parce que question de leader pour man moo amul sens ci contexte bii ñu nekk nii en plus de ça leader bu ñu nekkee par exemple ci benn parti politique bu toll nii Pastef par exemple wala ñu ne lu toll ni APR par exemple loolu xam nga c'est constitué de plusieurs responsables yoo xamante ni kenn ku nekk ci ñoom
mën na créer un mouvement ne man leader laa. Barthélémy Diaz bu doon leadership rek la bëgg. mën na ne damay génn taxawu ma créer un mouvement nekk leader di fekk conférence de presse conférence des leaders. donc mënuñu wax ne kii parce que jiite na mouvement rek mën nañ ko méngale ak keneen koo xamante ni bokk na ci beneen parti. et en plus de ça Ahmed da nga am loo wax léegi nga ne ba ngeen tàmbalee ba léegi mairie ba defu leen fa dara gi nga ñi nga jàpp ñi jàpp ne Ahmed Aïdara c'est prématuré pour muy laaj présidence assemblée nationale dañu jàpp lii nga wax ni effectivement que da nga def défi bu mag maanaam gagner une grande ville comme Guédiawaye gagner rakku président de la République mais bu boobaa lan la ñuy xaar nekkul tout simplement Ahmed Aïdara gagné na. bi mu gagné gis nañu ko mel ne Racine Talla wax ne dina xam ne revue de presse bokkul ak gestion mairie. mais kooku daf la sas boo xamante ni pour man yow waruloo woon a am beneen ambition budul mairie Guédiawaye boobu nga xamante ni dénk nañ la ko te mu nekk lu rëy mais nga def fa preuve yoo xamante ne ni conférence des leaders bu nekkee ne yow da nga jàpp ne légitimement sa candidature moo war a jàll nekkul yow yaa koy annoncé mais dañuy dem ne la Ahmed gis nañ ne kat boo demee assemblée nationale en tant que président de assemblée nationale ni nga ñu fa mën a taxawalee gisuñu beneen leader boo xamante ni mën nañu ko fa taxawalee sànq da nga wax lu am solo parce que bu nekkee Macky Sall teg na leen loolu yëpp Sonko mën a wax la même chose ne teg na ma lii yëpp Khalifa Sall mën a wax la même chose ne teg na ma lii yëpp mais pour man loolu dafa war a nekk un dénominateur commun boo xamante ni da leen di boole de sorte que seeni bopp da ngeen koy fàtte seen objectif nekk tout simplement def de sorte que président Macky Sall mii nga xamante ni moo ma teg lii teg ko kële mais ñu jëlee ko fi en 2024 mais bu ñu ñëwee ñu ne assemblée nationale parce que ñoom lañ doon xeex foofu dëgg la mais ñu bëri gisuñu ko parce que ñoom ils étaient divisés. mais mooy il avait annoncé loolu moo ci paradoxal. moo dafa ne division bu amee dañuy par moo ci paradoxal. ci bari continue lañ doon xeex. pouvoir bi ñoo leen tooñ. mais ba session ba passé opposition bi la ñuy ŋawtee pourquoi parce que opposition bi ñoo àndul. léegi bu nekkee ne xam nga tout à l'heure maa ngi lay wax ne bu nee dafa am blocage ñu ne ci opposition bi la jógee. opposition bi day tomber dans le piège de Benno Bokk Yaakaar ñi nga xamante ni ñoom li leen yitteel yëpp mooy wax ne ñun ñëpp benn lañu. tous les politiciens sont pareils lenn moo leen intéressé am poste de responsabilité am salaire am oto léegi bu nekkee ne yéen da ngeen ne yeewi askan wi. ngeen ne da ngeen di yeewi askan wi. seen bopp taxu leen a jóg parce que bëggu leen a yeewi seen bopp bëggu leen a jox seen bopp askan wi moo leen tax a jóg donc je pense que boo leen demee ba foofu li ngeen war a def mooy def de sorte que du am aucune division boo xamante ni mën na lëndëmal xelu askan wi muy jàpp ne kat waa pouvoir bi waa opposition bi ñoo yem li ñuy xëccoo mooy ay poste te loolu je pense que posture Ahmed Aïdara bi tey bokk na ci li gën a tax ñi di naan opposants yi seen bopp moo leen tax a jóg dañuy xëccoo pour occuper ay responsabilités dañuy xëccoo pour ami oto te loolu je pense que mënoon nañ ko éviter. d'accord yow la ñu dégg. d'accord xam nga dafa wax ci affaire ay oto ay nangam sangam mais fee ñi ma fa gis ci li ma yaakaar ay mbirum teraanga taxu leen a xeex ay oto xam nga li nga wax léegi nii ne Macky Sall nee na est-ce que nekkul ne da la jënd sam benn waay ma ne ko man oto yàlla na ma yàlla jéggal ñi may seetaan jéggal ma oto yi may dawal ministre Macky Sall yi dawaluñu leen vous comprenez kon loolu man ñun yóbbuwuñu fa mais dama ne principe la nga wax ne lii la ñu décidé ñu xool ba xam dinañ bàyyi am na loo xam ne yow tey su dee yow da nga ne femme de principe nga ku la ko def balaa émission bee jeex nga jóg dem bu ñu la yónnee woon fii léegi nii message ne jël nañ dogal nangam tàgguwuñ la defuñ la dara da ngay génn dem man boog Ahmed Aïdara booy benn ñaar presse bi jour bi ñu xëyee ca ëllëg sa bi affaire bi amee mais presque ñin sax suñu candidature yi xam nga démb Bara Gaye ak Abba expliqué nañ ko loolu yàqaluñu dara xam nga fa lan la presse bi yëpp wax ne waa Yewwi Askan Wi ñoo yées ñi fi nekkoon ñoo dajji taabal yi ñoo fa sotti ndox alors que c'était le contraire ñun dañ doon wax ak Aïda Sow Diawara ba suba taabal du fu damm duñ fa sànni mbuusu ndox qu'est-ce qui s'est passé. yéen a ko dajji. non comment ñun ñoo ko dajji. bu xati micro bi. dajji wuñ dara
dajji wuñ lan la Cheikh Seck wax ba Bart dajji micro bi dégg nga ko yow est-ce que saaga la def saaga ci kilifa gu toll noonu taabal yi kan moo ko dajji nga ne député Yewwi gis nañ loolu la presse bi yëpp bind non c'est pas vrai non gendarme yi ñoo dugg si fekk député yi taxaw nii premier rang ñu bomax leen dañ leen a bomax chargé leen bomax leen lu mësul am ñu daanu ci kaw taabal yi ay nit dooma lañ ci suñ nit ñi bëggee ëlbatiku nag bëgg a jël loolu lépp lal ko ci ndoddu député Yewwi mais ça pose problème te gis nga li Abba wax démb nag loolu moom moo am de pour loolu noonu am noonu ñu yaakaar ne non gars yi bu ñu leen chargé ci presse bi yàq seen der ak yooyu dina tax ñu reculer non loolu du am de. président artu na leen. non président mënta artu kenn Macky Sall mun xam nga moom il a tenu même un discours benn discours boo non seulement vide li gars yi naan mënoon nañu koo vocal mais day nappe Macky Sall addunaam yëpp menace la. tiitalu leen. non Macky Sall xam nga dañuy wax naan ay force yi bi yoon dafa tolloo assemblée. mais waj mi xam na ne force yi tolloo demandez-moi le pourquoi waxuma sax mimi mi dem de waxuma mimi mi nga xam ne moom pare na de mais sa waay ñin ak waa Benno ñin ñeent ci ñin rek mën nañoo lem seen 82 yooyu dugal leen foofu ci benn ruq ñu continuer travaux yi te bal du tàkk sagar du xeeñ. kon da ngeen di jox raison ñi nga xam ne dañ doon battre campagne même contre la cohabitation parce que liñ gis ni assemblée. déedéet war a installer même des commissions attends rek maagale Ahmed. commission yi bi may ñëw dégg naa ngeen wax ci commission yi 10 heures ba tey daanaka presque tout était 22 dégg naa leen sànq bi may ñëw am ay sites yu bind ne waa Yewwi ñoom ñoo bloqué jubóowuñ seen biir xawma lan dugg na fii génn na fii. Thierno moo ne passage du gâteau la Thierno Alassane Sall. que ni gars yi maanaam xëccoo poste moo tax affaire yi bloqué. Abdou Mbow moo ko wax. ñoom ñaar ñëpp Abdou Mbow dafa bokk Yewwi. ñoom ñaar Abdou Mbow dinañu waxal loo xamante ne lu baax la. loolu dara amu ci. commission yi defar nañ ko. def président yi def tout seen président boobu nga xam ne ñun reconnaître uñ ko. na wax nga ni. Amadou Mame Diop na wax nit ñi fan la ne. ñu agsi na. non dama ne da ngeen ne. commission yi waa Yewwi ñoom ñoo ko tardeel commission yaa ngi nii ñun commission yi ñuy jox ñu ngi nii ñu inscrire suñuy membre ak ñoom seeni membre ñëpp dugg ci biir commission yi bu yàgg ñu toog ci biir assemblée bi di xaar mais gis nga Macky Sall daal dafa réussir loo xamante ni nii là où Wade ak Diouf dañ faa échoué woon une partie de la société civile bu ñu ko waxee ñuy xataraayu ak une partie de la presse dañ leen waxante dëgg ñu jël chaque jour di dóor ci kaw opposition bi te dara du leen ci fekk loolu lañ dund keroog lendemain wu affaire bi. dañoo xëy ci journaux yëpp ñu bind ne. taxe ñu presque de délinquants ñoo damm taabal yi ñoo dem mais damm taabal yi ngeen kañ lañ fa nekk du 10 heures. 10 heures ci suba kañ lañ damm taabal yi. bëccëg yow force d'ordre ñëwee. non dama ne waaw non merci beaucoup xam nga yaa ngi may jox raison kañ lañ damm taabal yi yow mii yow kii sëñ bi Issa. mais yéen lañ gis tam ngeen di yéeg ci taabal yi de. waaw mais. bu ñu la tàncee ba jigéen ñi di bëgg a dee doo tëb wut foo rawale sa bopp nan lañ yéegee ci kaw taabal yi. est-ce que du continuer noonu fii ba 2024. ah non est-ce que nar du continuer noonu. des forces de l'ordre di ñëw biir assemblée nit ñi dem sax ba taamu. mais loolu du xamal moo tax du nekk mbetteel ci sénégalais. Macky Sall xamul lu dul forcing man sama bureau municipal police moo mujj ñëw taxaw Aline Sall toog nii ñu koy garder moom en tant que frangin du président. le maire moom officiel installé xam nga lan lañ ma doon def policiers yi léeg-léeg dañu may dëgg di ñu kookali di ñu conc Macky Sall voté na sans carte électeur Macky Sall léppam forcing la parrainage bi forcing la tout forcing la d'accord alors Pape Matar ñu ñëwaat aussi ci la candidature de Ahmed Aïdara. waaw ñëpp dañoo wax di Ahmed Aïdara boo gisee temps yi gars yaa ngi koy lyncher sur les réseaux sociaux ba am na ñeen ñoo xam sax dañoo dem ci page am A2A TV daal di désabonné wu ba nit ñaa ngi naan moom il est le bras armé de la première dame parce que moom moo ko jàppale pour mun a xeex le frère du chef de l'État Aliou Sall parce que ñoom seen diggante neex ñu baree koy wax. en plus de ça est-ce que xalaatoo ne Ahmed Aïdara ak lu candidature forcée bi mu defoon foofu noonu image bi dafa nekk di effrité wu ñu bari na ni moom moo commencé indi li nga xam ne mooy scission au niveau de Yewwi. waaw mais déglu naa ko effectivement sans bienveillance ni malveillance mais avec intérêt mais dafa am loo xamante ni dégg naa ko ci ay kàddoom te loolu rek laay wax parce que yaakaar naa moom Ahmed Aïdara yàgg naa koy dégg muy naan.
place yi da nga ko war a mérito mais pas parce que da nga nekk politicien wala quelque chose du genre alors mais bu nekkee moom candidature mi ngi ko teg seulement ci leader la nekk ci li nga xamante ne mooy Yewwi Askan Wi que ñi fa nekk nekkuñu ay leader ay subalterne lañ kon man maa war a nekk candidat bi ci assemblée nationale te tegul compétence xam nga tey jii bu ma ni woon par exemple que ni man maa fa ëpp diplôme maa fa ëpp xam-xam maa fa ëpp expérience donc de fait man maa war a nekk leaderu candidat wu Yewwi Askan Wi dinaa ko accepter mais mënuma ma ni par exemple que da nga bëgg a nekk leader wala le seul fait que ma nekk leader moo war a doon tey jii raison bi tax ba man ma nekk li nga xamante ne mooy candidat wu Yewwi Askan fële ci assemblée nationale et beneen mbir bi en tout je pense que il faut toujours ñu mesurer les conséquences de nos actes pour xool cause yi ñu bëgg corriger nagam conséquence suñu acte du ko gën a aggraver parce que moom wax na ko te effectivement bokk na si ñi nga xamante ni victime président Macky Sall nañu léegi yow lan mooy conséquence say acte boo ñëwee da ngay doon candidat mooy division bi nga xamante ni ñu bëri dañ koy wax te division boobu noonu peut-être moom du ci mën a corriger li nga xamante ni moom mooy injustice yu ñu ko teg te par la même occasion teg ko yeneen sénégalais tey moom xam na ko ñeneen xam nañ ko lenn nag loo xamante ni du sa faute opposition bi la faute Yewwi Askan mooy dañu manquer de leadership. gis nga seen liste bi nga xamante ni mooy liste Dakar bi. amoon na fi même problème ba Ousmane Sonko génn ni Barthélémy Dias doo leader Khalifa Sall yow yaay décidé. c'est-à-dire problème du inexpérience Khalifa Sall dafa bëri ay masla te Ousmane Sonko peut-être comme nekkul président conférence des leaders du mën a dugg ci yenn mbir yi mais ki nga xamante ni moom nañu jël ni ko moom mooy le président de la conférence des leaders moo dul jël ay responsabilités parce que li Ahmed wax bu nekkee noonu la amee Khalifa Sall il n'a pas été à la hauteur de ses missions. parce que mënoo ni quand même yaa ngi dégg Ahmed Aïdara nii dafay déclarer candidature am ni Barthélémy dafay déclarer candidature am yow woowoo leen ci benn salle ni leen hey yow candidature bii moo gën ci Yewwi Askan bi da kenn ki na renoncé nga bàyyi leen noonu ñu demee noonu ba biir assemblée nationale ngay naan kii mooy suñu candidature te yëgaloo ko sax si ñoom ñaar àndamoo kenn loolu yaakaar naa ni manque de courage la ak de fermeté te bu nekkee da nga nekk di jiite benn coalition wala nga jiite conférence des leaders da nga war a jël say responsabilités donc je pense que ni am na ñu koy tooñ di wax yoo xamante ni dañ siy profité parce que aussi Sénégal mbedd mbir la mais délit d'ambition je pense pas mais dafa am ay ambition yoo xamante ni ñu bëri dañ koy jàppee ambition démesurée parce que dañuy jàpp ni Ahmed Aïdara amul expérience boo xamante ni war na mën a jiite assemblée nationale parce que quoi qu'on puisse dire assemblée nationale mooy la deuxième institution de la république c'est-à-dire ki koy jiite mooy doon deuxième personnalité de l'état c'est-à-dire bu Macky Sall jóge woon fii yal na ko si yàlla musal bu fi jóge woon kooku koy remplacer est-ce que tey jii est-ce que Amadou Mame Diop est-ce que non jóge maanaam bu décédé woon mais jóge bu may wax mooy bu fi jóge woon bu décédé woon wala mu voilà Ahmed Aïdara moom moo koy remplacer mais est-ce que Ahmed Aïdara am na suffisamment d'expérience pour nekk président de la République du Sénégal. Pamadar xaaral balaa ñoo dem ci Siré moo mun a wax Pamadar man musuma wax ne candidat par force comme ni ma doon waxee maire par force. bien sûr man damay xaar ñu ne ma tànn nañ diw wàcc foofu la ma déggeewul moom mii wàcc nañ ne tànn nañ diw. conférence des leaders ñoo joué wul seen rôle. non nañ ne ma tànn nañ diw mii bu boobaa nag la wax ji kay di mën a neex mais yow nga nekk candidat nekk député nekk leader ñu tànn xamoo liggéey gi riir te yaa ngi ci rumbuxloo ba gis ko ci réseaux sociaux yi yónnee ko ay dëmbooj mu ne diwa ma ko yónnee yeneen détails yi xew nag moom man du ma ko wax fii ci plateau télé. temps bi xoj nañ dañuy dem ci beneen point mooy remaniement bi. waaw non remaniement bi moom. léegi dama naa sànq dafa ma wax affaire Siré. Siré nag Siré ñaari mbir am na moo tax mu tudd ma. Siré benn bi peut-être daf ma ndam ñaareel bi mooy daf ma mere. li tax mu mere ma. mais yéen a bokkul seen matinal de waaw moo tax ma wax na loolu. Siré dafa jàpp ne man maa ko jëlee Sen TV. Siré faisait de très bonne ak belle même mën naa ko qualifier analyse. Siré au début Siré dañu dem ba jib local yi rek Siré commencé am ay candidats déglu ma de commencé am ay candidats ñu ne ko Siré yow analyser too parce que boo ne meilleur profil ti waa woon diw la ma laaj ko à l'antenne ne ko waaw waa ji moom yow kooku da nga ko xam mu ne parce que ba may jàng ca kër baayam laa nekkoon falaa daan lekkee ceeb ma ne ko loolu mooy c'est le meilleur profil ça c'est trop léger Siré mujj gi comme que man 4h45 laay ñëw ci rajo bi man maa fay jiitu Siré bu ko chauffeur bi jël see li mu koy njëkk a laaj mooy ndax Ahmed ñëw na parce que premier car fa lañ may fekk su ne noo gisuñu otoom de Siré daal di liggéey si mais buñ ne ko Ahmed ma nga fa
te damay ñëw si matinal bi du ñëw. mais lu la accusé da koy wax. non loolu amul non. Siré nee na da nga ko saaga da nga ko menacé. waaw mais déglu ma expliqué la rek. waxuma ko woo naa ko téléphone. ne ko mais grand Siré. bu dee da nga ma namm nga wax ma benn ñaar. daggaloo. non. menacé ko na moom wuyu ma bu dee sa xol nag day dagg day gën a dagg loolu man maa ko wax. bu dee nag moom loolu la jàpp ne mooy ay menaces sa xol bi day dagg day gën a dagg mais loolu moom dina am. mais jot nga plainte wala jotoo parce que non xam nga ñun. man juróom-ñaari at yi jot naa ci lu tolloog fukki plainte ak nangam ba mujj ba ci biir kaso ba la man mënatuma am lu gën a miti xanaa dee biir kaso saa yi bu plainte bi ñëwee ñu dem ñu daal di wuyu ji. ñëwal ci remaniement bi wala da nga bëggaat. non Mame Birame am na lu mu ci bëggoon yokk. ci remaniement bi sax lañ bëgg a dem. ak gouvernement bi nga xam ne moom lañ teg instant bi nii. muy gouvernement wu 38 ministres yoo xam ne moom président Macky Sall teg. juróom-ñetti jigéen ñoo ci bokk. ak ministères yoo xam ne yenn yi éclaté nañ ko am ci yeneen ministères yoo xam ne am na ci sax luñ ciy xaw a dindeeg yooyu ban analyse nga ciy def en tant que ku nga xam ne gis nañu ne maire nga en même temps aussi député est-ce que am nga ci yaakaar ni l'équipe d'Amadou Ba nar nañ liggéey ministre yi mu jël la ëpp ci ñoom yaakaar Amadou Ba gëmul Amadou Ba nekkul woon le plan de Macky. koo gëmul di nga ko def PM. dégg lu ma expliqué la. moo tax ma lay laaj. ëtt noonu yi la bëgg a rétrécir bëggul ñu yaatu après Mimi Amadou da doon ñëwaat. frustration bi la Macky di wàññi mais nekkul woon Amadou Ba nekku ko gëmu ko ba pare ragal na ko. ñemewu ko yenn ci ay mbokkam nee nañ sawaay kii mooy pur sang bi xaayaar ku dégg séeréer mais bëggul woon affaire bi gën a yaatu kooku Amadou Ba la moom na ndee ko seetaan nii ba ci kanam nga ñëw ci ministre yi moom wax na la ko nee na moom ay ministre yuy xeex la indi. combat. lu ñuy combat. ak gu cher gi. non attendez non combat politique dong la ñii mu jël nii. nekkul na ñooy indi réforme ci justice. da ngeen a tiit ñoom Birame Faye ak Yoro Dia ñoom Pape Malick Ndour ak gars yooyu nga xam ne. waaye non ñooñu est-ce que xamalal lañ mën. ñooñu xamalal lañ mën comme liñ ñu def temps yii te loolu ça ne passera pas xam nga mooy lan jéem ñoo diviser boo seetloo gars yi gënoon ay ci réseaux sociaux yi ñoom la dugal def nañ seeni photo ñi ko gënoon di xeex la ci réseau parce que Macky Sall réseaux sociaux yi da koo traumatisé xoolal nekkul góor goo xam ni il a un mental d'acier loolu yàlla da koy def ci nit ñoo xam ne caaxaan paniqué loo leen du leen paniqué loo man tagguma sama bopp de mais yàlla dogal na ni man ci ñooñu laa bokk man caaxaan du ma paniqué loo déggoo ma de du ma perturbé Macky Sall nag bokkul ci ñooñu rek waa jël leen kii gaaw tontu leen dem leen ci réseaux sociaux yi ngeen ngi il faut régulariser ngeen loolu moo tax mu jël leen indi leen combat boobu muy wax du ay combat du wàññi dund gi def lii non li tax mu indi leen du dara dul wàllum politique. te ñooñu yoonu troisième mandat la. waa benn côté. jàpp naa ne loolu la parce que li mu indi yëpp du dara dul wàllum politique mais Macky Sall moom xam na xel ne dëkk bii. non fii troisième mandat. suul gaz du ko teree xeeñ te troisième mandat dañ ko teree Mame Birame ñu tëj waaw non mais c'est que man dama dul comprendre Ahmed puisque non waaw waxal gaaw une minute ci des waaw baal ba wax rek c'est que xam nga waaw yéen da ngeen di def li ñuy reprocher le président Macky Sall. mooy la maanaam nit toog na ci plateau télé. wala toog na fenn. def analyse am ñoom d'accorduñ si rek. ñu commencé la saaga. ak menacer ñun loolu la ñuy daj ñoom la Pamata di daj. yow loolu nga def. loolu nga daan daj yow. waaw waroo koo def Siré nag. Siré ma. Siré mi ngay net. non non attends xaaral de. Siré dama ne la dafa ma namm. wala dafa ma mer Siré attaqué mu ko de. non dama la wax ne la da doon def analyse à la télé. mais ni bu defee analyse sa war nga ko woo di ko def ay reportage tamit. waaw mais defal ndànk rek nag waaye sa waay man. waay déglu ma waaye man taskatu xabaar laa. waaw mais defal ndànk def analyse. ak tuumaal nit ay accusation gratuite. loolu ko nekk nga def sa plainte non xaaral déglu ma expliqué la rek waaj yow da ngay toog di analyser yow li nga fi def léegi nii ci man analyse la vous ne m'avez pas accusé da nga analyser ne boo leen àndul lii ak lii ak lii ak lii waa ji bu nekkee président assemblée du arranger diw ak diw parce que 2024 lii ak lii ak lii ak lii mais un intello toog fii ne Ahmed Aïdara diw lay liggéeyal te diw moomu diw lay liggéeyal
te man ba ma toogee ba xool géejawaay xoolaat géejawaay dama ne sawaay xam nga lii lan moo koy faj gars yi kaay leen ma woon leen Alioune Sall mii man gëm naa ne nekkul ne les politiques ñoo ko fii jëlee le gars il gagne en 2014 il gagne en 2016 il gagne en 2017 il gagne en 2019 2022 moo ci des ñu buub ko kaay leen. avec l'appui de Sonko bien sûr. ba tey. Sonko nag ma wax la benn affaire per la bu fi yàlla wàccee. xaw man bokkuma ak ñooñu nga xam ne dañuy rëy. naan non man non c'est que man liggéey naa loo xam ne non chaque jour ma toog sama télé bi ne leen. yàlla lu mu dogal ci Ousmane Sonko na ko ñëpp nangu. point. xadi ñu libéré ko mu demaat assemblée nationale. non. bàyyi ko mu daaneel. eggale xam nga li ma lay sax loolu xoolal wuy ma xadi xam nga lu gën a bon ci doomu aadama. te ñun nit ñu ñuul ñi loolu moo ñuy rongé mooy rëy ak soxor. d'accord. waa ji maag moom. ñoo nekk conférence des leaders il faut que ma ñëw non yàlla li mu dogal ci Ousmane Sonko dogal na ko ku ko bañ dee loolu moo tax man ma doon rafetlu yenn saa yi ay position Khalifa Sall il est le président de la conférence des leaders waaye gis nga fu ñu dem léeg-léeg du génn sax otom bi. Ahmed parce que loolu la yàlla dogal ñu ngi lay remercier bu baax a baax avec l'appui de Sonko bu baax. cuuraayu dëmbam bi moo ko ñëw wis ko géejawaay. gaa yi wàcc jigéen la. jigéen ma. Ahmed Aïdara ñu ngi remercier bu baax. asalaamaaleykum mbokk yi jaaxle jeex na kan la ñu ne Serigne Fall ay loolu si mbirum seet dina la wax ba wax la lu ñëwagul ay loolu tamit si wàllum faj dinay faj li ngeen xam ni moo di hémorroïde jigéen ju munta am doom góor gu tëlee dinay def ay ñaan pour ubbeeku kaaraange wàllum këyit mi ngi basé wu Dakar ak Saloum képp koo xam ne bëgg nga jokkoo ak moom da ngay woote si numéro bii di 77 259 22 92 ma bamtuwaat ko 77 259 22 92 jërë ngeen jëf.